téléspectateurs yu ITV di leen dalal jàmm ci seen émission kennu askan bi tey jii ñu am mbégte dellusiwaat fii am mbégte tamit dalal Mouhamadou Bamba Diop moom mooy président de l' association des albinos du Sénégal monsieur Diop maa lay dalal jàmm si plateau bi. maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur yu ITV. donc di am mbégte di teew fii ci plateau bi pour wax ci affaire puune yi. ci Sénégal. am na solo ndax journée mondiale bi samedi la woon loolu dañ ko yaatal ci kanam tuuti waaye dañuy dem ci ministère de la santé et de l' action sociale fekk fa docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy directeur de cabinet bu ministre de la santé naka noonu mu nekk porte parole bi day ñëw ak ñun ci tolluwaayu coronavirus bi si réew mi. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeenti test yi ñu def juróom ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañ fukk ak juróom ñeent jóge ci transmission communautaire ñu gis ci ñaar ci Parcelles Assainies ñaar ci Grand Yoff benn ci Diamniadio ñett ci Fass Mbao ñaar ci Guédiawaye benn ci Diamaguène Mbao benn ci Kër Mbay Fall ñaar ci Yëmbal benn ci Richard Toll ak ñeent ci Touba juróom ñett fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ñeenti malade ñàkk nañ seen bakken ci dimanche 14 juin 2020. jërëjëf mu nekkoon docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy directeur cabinet bu ministre de la santé et de l' action sociale alors Mouhamadou Bamba Diop gis nga coronavirus bi Sénégal kaay di gën a yokku naam sax am nañu tane waaye yow mi nga xamante ni yaa jiite association bi nga xamante ni moo ëmb ñi amee puune ban taxaw seetlu ngay def ci feebar bi. waaw taxaw seetlu bi ma ciy def mooy ànd ak njàqare ak tiitaange ndax bu dee damay xool monsieur El Hadj Malick ñi nga xam ne ñooy puune yi nekk Sénégal nga xam ne seen yaram dafa sensible nga xam ne poussière rek bu leen laalee ñu feebar tey ñetti weer nga lëlu ko gisoo ndimbal amoo dund mënatoo dem hôpital ndax léegi nit ñi dañuy ragal sax di dem hôpital. loolu Bamba nga baal ma dañ ko yaatal ci kanam tuuti waaye feebar bii di coronavirus. ban jàngat nga siy def. jàngat bi ma ciy def mooy doy waar la def indi na njàqare ci Sénégal indi fi tiitaange li nga xam ne mooy li mesure barrière yi ñuy wax ak jël masque di laal alcool gel. man jàngat bi ma ciy def rek mooy damay sensibiliser sama mbokk puune yi di leen wax ne ñi ñuy digtal ñiy laal eau de javel moom baaxul ci seen yaram parce que eau de javel boobu da leen di indil problème de peau. dafa am ñu leen koy. waaw de xam nga dafa am foo xam ne service yoo xam ne ba ci pharmacie yi boo ñëwee agsi dañ lay wax ne nga raxas sa loxo ak eau de javel kii raxasloo puune bi loxoom ak eau de javel mi ngi koy teg jàngoro parce que ñoom amuñu mélanine bi protéger seen yaram. tey boo ko raxasloo eau de javel yaa ngi koy indil ay problème démangeaison mooy yaram bi day rocceeku donc li nga xam ne moom laa leen di ñaan mooy nañuy jël ndox ak saabu di ko raxasoo ñi ci am alcool gel bi ñi koy laal partout te même alcool gel bi utilisation bu bari dañ koy tere puune bi. alors gis nañ samedi bi mooy bërki dem nañ doon màggal bis buñ jagleel puune ci àdduna bi fii ci Sénégal ban jàngat ngeen ci def situation bi noonu lañ ko organisé woo fête bi ren. waaw fête bi ren ni ñu ko organisé woo mooy ni ñu ko tàmbalee Dakar avant fête bi en prélude dañu defoon benn journée de don xool ñi nga xam ne ñoom ñooy dundee jàngoro puune bi fii Dakar ñu dajale leen ci direction générale bu action sociale indi ay kit alimentaire yoo xam ne suñu benn partenaire bu ñuy wax Mila for Africa moom moo ñu jëndal kit alimentaire yi ñu dimbale leen ko parce que xam nga ne bu dee ci tuuti dellu ginnaaw puune yi dañuy dundee ak pauvreté. ñi ci bari dañ daan tàllal seen loxo di yalwaan tey yalwaan boobu kenn permettre tu ko ci tali bi bedd bi ñu leen beddi ak niveau de pauvreté bi ñuy dund tey tax na confinement bi dafa ñëw gën ko yokk
tey ñu ne comme yàlla dogal na ne état bi dafa am benn programme bu muy doxee muy carte d'égalité des chances soo ko amee ñi ñuy recenser di leen jox ay ndimbal yow da nga ciy bokk mais bi ñuy def politique boobu noonu majeure partie ñi nga xam ne dañuy dundee ak puune amuñu woon carte d'égalité des chances donc tey amul benn quartier ci Dakar wala ci biir Sénégal boo xam ne gis nañu puune boo xam ne tey jot na ci ndimbal yooyu ñu ne kon ñun ba léegi amaguñu lu dul samedi bi ñuy organiser suñu journée à Thiès ci le ministère de la santé et de l'action sociale ñëw dolli ci ndimbal yi ñu amoon indil nañ ñu 66 sacs de riz yoo xam ne dañu ñëw jàppalee ñu ko pour ñu mën ko jox suñuy naataango donc ñu ci non loolu doyul parce que fii may wax ak yow Thiès lañ defagul ak Dakar donc région yi nekk Sénégal 14 régions la te ni ñu yaakaar ci ay puune ëpp na 4000 et quelques yoo xam ne ñu ngi ci association nationale des albinos kon au-delà même du ministère de la santé il faut ñu tàllal loxo ñi nga xam ne ñooy ñi yàlla dimbale seen loxo jot seen seen ginnaaw ñu nekk Sénégal tey kenn ku ci ne defe naa ne boo jëndee benn saako ceeb xool puune bi nekk sa gox nga dem yóbbul ko yaa ngi koy dimbale. alors Mouhamadou Bamba gis nañ coronavirus bi ñëw ci réew mi depuis le 2 mars bi ñu génn léegi taxaw seetlu bi ak tamit laaj bi nga xamante ni instant yi moom a soxal mooy yéen yan pexe ngeen teg ba coronavirus bi bañ dugg ci yéen. waaw pexe yi ñu teg mooy sàmmoo ak mesure barrière yi. ndax yàlla dogal na man bi ma commencé sama sensibilisation yàggul ndax man mii dama feebaroon am jàngoroy cancer dem faju ji France donc le 22 mars laa ñëw avant muy tëj bi ma ñëwee dama respecté mesure barrière yi confiné wu 15 jours ba ma ci génnee ak léegi sama téléphone laa yor parce que tey mënoo déplacé wu biir Sénégal sa téléphone ngay yor donc say point focal ngay informer di leen jox information yi ñoom aussi ñu koy wàcce à la base mooy kenn ku ci ne nga jéem a toog seen kër même bu dee day metti it il faut nga sàmmonte ak loolu parce que loo xam ne nguur gi moo ko tëral ñiy toog seen kër ñooy ëpp chance mais benn danger mu ngi fi nekk xam nga tey test yi ñuy def yi ministère de la santé def ay 1000 la ñuy jël xam nga du test de masse tey di nga gis ñoo xam ne sax dinañ am jàngoro bi te duñ ko xam ba wér ak moom mën nañu sax wàll ñi nekk seen biir kër parce que biir kër yi mi ngi am ay feebar yuy sew yuy feeñ ay nit di feebar jàppee ko sibbiru wala soj mais li ñuy mën rek mooy respecter les mesures barrières di leen wax ne nañuy moytu di joxante loxo nañuy moytu aussi di dendante nañuy raxasu ak saabu. alors Bamba yow sànq da nga ni da nga amoon cancer. voilà léegi wér nga. wér na maa ngi sant yàlla. alors seetlu bi mooy lan moo tax puune yu bëri cancer sonal leen lan moo tax cancer yab leen. waaw loolu. xam nga gis soo xoolee daanaka mën nañu wax ni téeméer boo jël. waaw dafa mel ni juróom-ñeent fukk yi. dañuy dundee ak jàngoro cancer lan moo tax loolu. parce que loolu y a un problème mooy problème de prise en charge parce que puune bi bu juddoo 6 mois yi njëkk yi du gis day silmaxa après mu commencé di gis loolu mélanine bi mu amul ci yaramam moom moo koy def mélanine boobu mooy jàpp yaramam moom mooy jàpp ay bëtam du am benn protection donc premier danger mooy pollution bi ak rayon ultraviolet yi jógee ci naaj bi donc loolu buy laal yaram bi day lakk léegi di nga gis puune yi bari seen melokaan day xaw a jéggi dayo parce que dañuy am ay taches yooyu noonu da ci am ñaari façon dafa am tache boo xam ne présence de mélanine la am tache boo xam ne tache cancérigène la léegi nag dafa war a am dépistage mais xam nga loolu tey bu dee bedd bi nga xam ne tey Sénégal bedd nañ ko puune yi mooy Sénégal dañu tëral benn programme de filets sociaux waaw bedd bi mooy du puune yi rek ça veut dire que handicapé yëpp lañ beddi parce que xam nga boo yoree 1,5 million de personnes vivant ak handicap nga ne yow da ngay def benn programme jagleel leen 50 000 cartes te 50 000 cartes yooyu noonu. mooy carte d'égalité des chances 50 000 sur 1 million. léegi tey ñi nga xam ne ñoom ba ñu juddoo ba léegi kenn déclaré wu leen xam nga du ñu am extrait de naissance du ñu mën a am carte d'identité pour mën a postuler bon xam nga Sénégal dafa am benn problème bu fi nekk mooy manque de sensibilisation parce que bu dee yow da nga yor association nationale. amoo partenaire comme man damay wax suñu cas ñun albinos yi dañu yor association nationale boo xam ne ñun dañ ci nekk membre depuis 97 ba tey yàlla dogal mu nekk ci suñuy loxo mais duñu remarqué xam nga lu judd 97 ba léegi te mënoo gis Sénégal benn programme spécial dédié aux personnes vivant ak l'albinisme doo gis état bi ne xaaral ma fexe ñi nga xam ne tey
muy diabétique yi muy ñi nga xam ne dañ yàlla dafa dogal ñu am jàngoroy sida yàlla état bi mu ngi leen di jox ay médicaments gratuitement ñun li nga xam ne mooy sunu médicament essentiel muy crème solaire bi tey boo demoon Gigon wala feneen di ko jënd mën na jar 70 000 francs te du def ak yow 15 jours donc depuis 87 ba léegi association taxaw biir Sénégal état mënta teg benn programme boo xam ne dina protéger puune yi ci discrimination bi assassinat yeeg enlèvement yi nga xam ne mooy rituel yi mais aussi jël benn programme de santé nga xam ne dañ leen di jox seen crème solaire tous les 3 mois ñu wut ay dermatologue spécialisé ñu di leen suivre ku ci am cancer ñu teel ko dépister bi nga nekkee xale balaa cancer di jékki xam nga yónnee naa la ay photo yoo xam ne monsieur El Hadj Malick boo xoolee situation jeunes yooyu noonu ay xale yu am 18 ans seen àdduna nar a yàqu ñuy dundee jàngoro dafa metti mais alors beneen seetlu bi moom mooy yéen période coronavirus bi jamono yi ci ginnaaw avant assouplissement bi di am nan ngeen ko dundee ndax jamono jooju dafa tombeek ngeen toog confiné wu seen kër nan ngeen ko dundee metti na de. metti na trop parce que man damay toog ay puune di ma woo ñuy nekk ay Touba nekk ci yeneen région yi ay di la wax ne ñun semaine ngi nii lekkuñu balaa ñuy lekk dañuy dem ci boulangerie di ñaan mburu yu wow yi di ko lekk parce que seuil de pauvreté bi la nit ñooñu ñi ngi dundee benn pauvreté boo xam ne c'est extrême tey da ngay xool ñi nga xam ne sax dañ ci am chance muy une 50aine yu am carte d'égalité des chances 25000 la ñuy am tous les 3 mois 25000 boobu mun leen jëndal benn flacon de crème solaire léegi ñooñu nga arrêté sax est-ce que mënul dem ba ay 70000. loolu lay jar. waaw maanaam loolu lay jar tey ci pharmacie yi. tey yow boo yoree sa 25000 bourse familiale xalaatoo dem di jënd crème solaire parce que mënu ko jënd. te loolu aussi mënu la dundal. donc man damay wax ne état bi am na volonté am na engagement mais nit ki boo ko bëggee dimbale da nga koy woo mu ñëw mu wax la doléance am nga xool noo koy saafara parce que boo respecté wul li ñuy wax spécificité. bëgg régler le problème dans le cadre général wala nga jàpp ne am naa benn conseiller mu ngi ci sama wet donc mi ngi fi représenté handicapé yi alors que conseiller bi yenn cible spécifique yi maîtriser wul seeni problème maîtriser wul seen situation ñooñu dañ leen di beddi. boo gisee mais ana loolu moo tax ngeen di sàkk haute autorité. merci loolu moo tax ñiy wax ne il faut la haute autorité mais aussi. pour yéen da ngeen jàpp loolu rek moo mën a nekk solution bi. non il faut mu nekk ko parce que xam nga li tax parce que bu loi d'orientation sociale bi effectivul xam nga état tey booy ñëw di wax ak moom day baaxoo nga yor document boo xam ne lii day nekk sa àq ak sa yelleef parce que yow boo jàppee ne puune yi c'est des citoyens déjà considéré nga leen comme ay sénégalais même bu loi d'orientation amul li nga xam ne mooy seen àq ak seen yelleef état bi war na leen ko jox parce que ñun ci ñu fal état bi ci lañ bokk. ci lañ seen ginnaaw lañ daan topp di leen campagnal di def lépp. kon tey ñoom bu ñu faloo bu ñu taxawee di régler le problème des sénégalais waruñu xool ne albinos yi ay minorité lañu rek waruñu leen jël en compte parce que injustice bi dafa laal sax ci ñi ñuy jël di leen teg ci côté état bi ñuy jàppale état bi. ah bon parce que da nga daan gis président bu ñëw teew day xool ci waylaago yi benn nit mu jël ko mais niñ ko daan defee dañuy tànn bu silmaxa yi demee handicapé moteur yi dem suur yi dem mais Macky Sall bi mu ñëwee ci albinos yi la waroon jël mais dañoo beddi albinos yi jëlaat keneen ñëw yóbbu. c'est-à-dire que mooy li ma la wax manque de considération bi ñu jox puune yi à tous les niveaux moo tax tey bedd bi ñu leen beddi metti ba pauvreté bi ñuy dund nii liy dee ci ñoom moo ëpp 60 personnes yi corona bi rey. mais du feeñ. mais si wàllum tamit puune yi ba tey wàllum statistique dañ seetlu ni statistique yi nga xamante ni yu leer naññ ba léegi ni leerul pour xam exactement puune yi ñaata lañ si réew lu tax loolu. loolu li ko waral mooy fi ma lay wax rek bedd bi dafa large parce que bi ñuy def recensement national en 2013 ANSD dafa jël benn instrument de mesure bu ñuy wax Washington Group te li ma ci xaw a naqarlu tuuti mooy Washington Group boobu fekkoon na bi Nations Unies di décréter en 2012 donc la journée internationale des personnes vivant avec l'albinisme fekkoon na ne ñun en tant que leader ñu ngi doon décrier modèle Washington Group parce que dëkk yañ ko utiliser yëpp dafa beddi ñi nga xam ne dañuy dund ak jàngoro yu puune modèle boobu noonu ANSD modèle bi mooy Washington Group donc instrument de mesure la pour mesurer population bi mais dafa beddi yenn couche yi nga xam ne c'est des couches vulnérables albinos yi ci lañ bokk donc ñooñu kenn recensé wu leen loolu moo tax boo demee ANSD tey chiffre ya nga fay fekk en 2004 2040 albinos lañ lay wax mais ñun au sein de notre association on travaille avec presque 5000 albinos
am na ay ONG yoo xam ne ñu ngi estimer les albinos à plus de 10 000 au Sénégal mais li lay wan ne ci at mii ñu nekk nii waaw mais li lay wan ne ba léegi donc liggéey bi mënagul a nekk li tax état bi ba léegi mënagul jox puune yi seen gëdd c'est parce que quelque part dañ leen a lésé nañ leen ci recensement bi lésé nañ leen ci carte d'égalité des chances yi lésé nañ leen ci programme de filets sociaux ñi ngi wax réadaptation à base communautaire muy programme boo xam ne direction générale de l'action sociale mi ngi koy dérouler mais bi programme boobu taxawee ba léegi albinos yi am mësuguñ ci am projet kenn mësu leen financé. Alors Bamba. beneen aspect bi moom mooy wàllum sàkku yu ni sàkku ñenn ñi nga xamante ne ay puune nañu. ñu ni dañ leen ko digal am ñu ne nii sëriñ moo leen ko digal ñu ni puune bi soo sekkee ak moom yenn yi mën nga am daal nga ubbeeku wala nga am xaalis loolu dëgg la. loolu dëgg la am na ñoo xam ne jaral na leen am nañ ci preuve yu leer parce que loolu am na ñoo xam ne dañuy dem ba takk puune sax sëy ak moom ay semaine après ñu fase ko pour bañ seen der yàqu dañuy takk benn puune bu jigéen ci ay semaine li ma lay wax ni yàggul dara am naa ci benn cas boo xam ne maa ngi ko si mu ngi Tuubaa fi mel nii ndaw si mu ngi wan lor sëy bi tas na ay parents moo ko yor te ay parents dañoo néew doole. kon waa ji dafa takk. da ko takk uniquement quelques jours après mu fase ko. Voilà léegi xale bu ndaw la mu ngi wan lor di dundaale mettitam ak njàqareem ak naqaram te ay parents aussi seen loxo jotul seen digginaaw magam bu góor bi nga xam ne puune la mu ngi Cees mu ngi liggéey mais moom it loxoom jotul digginaaw. Donc gis nga li ñuy wax rek góom bi ci ñun la méttee ñun xam nañ suñu problème xam nañ suñu situation li ñu metti ba metti ñu mooy dañu tegul place bi ñu teg sénégalais yi teguñu ñu place bi ñu teg yenn couche de handicapé yi déglu bi war ci ñun dégluwuñ ko moo tax mënuñu ñu prendre en compte. mais lu ma bëgg xam mooy. comme cas bi nga expliqué nii. kooku après dafay gis résultat bi dafay positif maanaam lu mu doon sàkku ci puune bi su da koy am. par la force wala. lu bon est-ce que loolu am ngeen ci ay preuves. non lu bon boo koy def foo jaar da ngay am résultat parce que ci ngëm-ngëm la xam nga iblis bu ànd ak yow di la jàppale booy def lu bon foo jaar day am résultat loolu moo bon. léegi maanaam kooku après dafay gis non yokkute ci moom mën na gis yokkute parce que seytaane la àndal parce que li ko conseillé loolu seytaane la parce que albinos yi li leen yàlla may na leen ko parce que tey boo gëstoo ci borom xam-xam yi dañ lay wax ne waxuma la ñu ñaanal la mais tey boo doon fexe seen xol di sedd rek ñu di la ñaanal rek sa xol di sedd si ñoom ñi nga di leen defal seen xol di sedd rek yàlla da lay dimbale parce que ay nit la yoo xam ne yàlla moo leen sàkk ñun sàkkuñu suñu bopp yàlla moo ñu xool jël ñu bind ñu jël suñu der def ko mu weex loolu c'est pas un hasard mais nag yàlla néewul kenn mettital leen. même période de campagne électorale wala période d'élection su amee ci dëkk bi da ngay dégg tamit ñu ni waaw albinos yi am na ay sacrifice ak yooyu yëpp tamit dañuy dund lu metti période élection dañuy dund lu metti parce que boo delloo ci ginnaaw defe naa ne sénégalais yu bari 2012 lañ ma gën a ràññee ndax 2012 dama wàcc ci terrain bi jàmmarloo ak yenn politiciens yi ak ñi nga xam ne dañ doon jël albinisme def ko ci seen centre débat ba doon jiiñante sax di dëmmante seen biir ku ci ne naan sa moroom da ngaa rey albinos dem nañu ba am na ay 4x4 yu doon circuler ci biir Sénégal immatriculé di jéem a enlever ay albinos ñun def nañ ci film parce que am na ay situation yoo xam ne Kaolack la xewee donc ci benn quartier am na boo xam ne ci benn daara alxuraan la xewe am na koo xam ne yóbbu nañ ko ci ay armel ba tëral ko di ko rendi ay nit yu doon suul si moo tax gaa yi daw jéggi miir bi bàyyi fa puune bi biñ ñëwee ñi ngi fekk presque baat bi commencé woon nañ ko dal yàlla moo ko dimbale mais dañ ko doon rey foofu noonu. loolu doy na waar. voilà am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi ci 33 824 88 06 allo. maaleykum salaam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. marhaban di la nuyu di nuyu sa invité bi. Mamadou Bamba Diop. barakallah comme d'habitude di masawu Sénégalais yi ci circonstances yu difficiles yi nga xam ne ñëpp koy traversé. jërëjëf. yàlla nga xam ne moo am na ma dimbali ñi ñëpp a njëriñ ci nag kenn ku ci jàpp yaram. fan nga ñu woowee Kaolack. waaw comme d'habitude Hadj Malick. gis nga réew dañ koy yore ci xam-xam mais dañ koy yore ci ay tappale ak caaxaan. gis nga olof dafay wax benn baat boo xam ne toujours war nañ ko fàttali nit yi mu ne ku ordre jot la waroo may ñàmbaas su ma déggee suma mbokk mi maa ngi koy féliciter ci encouragement am ci ko ñaanal yàlla ci combat bi muy mëne yàlla defal ko ci ndam mooy défendre doomu aadama bu loru
pour que mu mën a taxaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fexee ba benn nit dund moo gën tabax jàkk te moom ñu ngi défendre ay nit pour ñu dund ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk fu ñu jógee waaye xaj na yàlla moo gënal ñenn ñi ci kaw ñenn ñi may lancé benn message di ko jaarale ci sa antenne di wax autorités yi na leen réew mi il faut ñu jël xaalis bi nga xam ne Sénégalais yëpp ñoo ko bokk ñu xool ñi nga xam ne ñoo gën a eew ndimbal ñu jox leen ndimbal alaaj Malick dama lay jox benn misaal keroog dégg naa nga soulever débat boobu gis nga ci problème bourse familiale yi am na ñoo xam ne ay fonctionnaire lañ te ñu ngi leen koy jox wala dañoo bokk ci benn parti politique fekk ñu ngi leen koy jox te pourtant di ko xëccoo ak ñi ko yelloo dëgg la léegi xaalis Malick pourtant kooku doon fonctionnaire di xëccoo bourse familiale kooku gorewul ñu baal ma ci wax bi parce que su gore woon Sénégalais yëpp duñ ko tànn di ko fay salaire boo xam ne man nekkul daf maa dàq jàng wala daf laa dàq jàng yow waaye xëy na yàlla moo wax ni ay nit bu ñu jiitoo dooñu ay bàyyi ma il faut que am ko toog ci siis ñu si des toog ci suuf il faut que am kuy wax ñu si des di dégg nañu jël système éducatif bi ñu attaqué ko réew boo ko buggee tabax da ngay attaqué système éducatif bi ñu jël xale yii fi nga boo demee ci réew tubaab bi man damay faral di génn di tukki ci réew tubaab bi du ma gis benn gumba buy taxaw ci mbedd di yelwaan du ma gis benn lafañ buy taxaw ci mbedd di yelwaan mais demal ci gaaru ceeb ay xale yu ndaw yoo xam ne dañoo war a jàngi xaajement bi suñu jàngiwul dañoo war a dem defi formation pour am métier ay nit yoo xam ne dañoo am handicap ci seen loxo wala ci seen tànk wala ci seen bët ñu waroon ko accompagner parce que fii nag àdduna bi fii mu toll en 2020 nit ki nu mu juddoo ak nu mu mën a mel rek war nañ ko mën a defar formation boo xam ne dina daan dooleem. gis nga soo demee par exemple réew bu benn Espagne dañoo créé benn fondation bu ñu tuddee 11 lañ koy wax ñoom mais 11 la tudd. xam nga ñoom ñoo ciy liggéey. ñi nga xam ne dañoo tëx gumba ñaar ñooñu ñoo ciy liggéey léegi man damay romb ci kees bi jënd benn ticket yow nga romb jënd benn ticket monsieur boobu romb jënd benn ticket bu subaa ñu xëy wantale comme ni ñu koy waxee benn magañe wala kenn su ko defee xaalis boobu xam nga fu muy jëm ci keesu 11 boobu nga xam ne maanaam ñooñu gumba tëx ñoom ñoo koy fayoo. léegi nan la ñu nekkee ci réew moo xam ne ay néew doole ñoo fi def ñu jël ay 200 millions 100 millions du ko may koo xam ne mi ngi yor ay R+3 yu jeex yor ay Range Rover yor ay hectares yi suuf yoo xam ne moomu ko mérité wu ko nañu delloo si xel yi te xam ne ñetti fan bàmmeel am na. jërëjëf wasalaam. merci beaucoup jërëjëf. ñoo ko déggandoo de. waaw ñoo ko déggandoo. li mu wax dafa am solo. parce que yàlla dafa wax ci alxuraan ne kullukum raahun wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi kenn ku ci ne bu ëllëgee dinañ laaj ci li nga daan sàmm. boo amee ay autorités yoo xam ne souvent dañuy am engagement mais dañuy wax chaque jour ne buur aayul dagg yi ñoo aay parce que man damay wax ne président bu doon conscient si lii askan wi di dund surtout way laago yi donc dootul yeexee yenn mbir yi surtout li ñu doon ñaan muy conseil présidentiel bi sur le handicap kooku dafa war a mën a régler lu bari parce que loolu dana tax ne dinañ réunir acteurs yi nga xam ne muy ministère des transports ministère de la santé jël solidarité yëpp. éducation nationale. éducation dafa am solo parce que ñun tey suñuy couche 98% c'est des analphabètes et illettrés. albinos si kenn prévoir leen si éducation dañ leen a beddi 97 ba léegi ñu ngi demandé enseignement privé pour mu accorder ñu subvention mënuñu ko am. am na ku nekk si ligne bi allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. Elhadji Malick maa ngi ziar bu baax. alhamdulilah delloo ziar. ñoo ngi ziar bu baax ñu ngi nuyu mbokk moomu Bamba ñoo ngi koy ziar bu baax. alhamdulilah fa nga ñu woowee. maa ngi wootee Touba. bismillah ñu ngi lay déglu. waaw li sëñ Bamba wax daal leer gi mu leer sax dafa ëpp. parce que ñun ñi dañ cee xam dara. ngay ñeewante yàlla seere na ko nga génn gis koo xam suñu borom da koo jàpp da nga koy ñeewante ba sa fañ day tuur boo amee yërmande. parce que état bi programmé wul ci moom dara. day seet nit ñoo xam ne jëmuñu tekkiwuñu dara seen lépp baax ñu leen financé lépp rawatina ñun suñu ikoon yooyu dèjà léegi boo ci amee mbokk sax muy góor wala muy jigéen yow doo ko may sa doom doo takk ci ñoom jabar mais te ñun ñëpp ci adama ci suñu borom lañu jóge ci la ñuy dellu loo xam ne nii wallaahi la azim ni mu ko waxee ni mu tooyale sama xol amul ci àdduna benn way laagu bu gën a tooyale sama xol bu fóoni yàlla xam na ko waaw ñu ngi leen di ñaanal baax suñu borom taxaw leen def leen dimbal waaye nit daal gi ëpp solo mooy na nga xam sa yëg-yëg yow xam yow yaay kan nu la yàlla def mu neex la te nangub dogal nag mantagam texe la loolu moom na ko ñëpp xam
mais état yi ñu jiite daal ba ñu dalee am président ba léegi ñun Afrique rawatina ñun Sénégal duñ dem fenn parce que ñi jiitu ñooñu yëpp dañuy fekk fu dara nekk rek ñu dolli ko fu dara nekkul nag ñoom seen yoon newu ci bourse familiale yooyu muy wax am na xam ne fii man xam naa ci ay centaine de personnes yoo xam ne ñi ngi am lu ñu denc seen i compte bancaire am xaalis bu dul jeex ñi koy joxe seen xarit ak seen i am jàmm ak seen i coro la ñu koy jox te loolu wallahi laasim te loolu c'est pas normal waaw normal wax dëgg yàlla réew mi daal li ñu fi naqari jaax na ñun ñuy fale daal war nañuy seet balaa ñuy falati kenn ñu xam yan critère lañ ko war a fale jërëjëf loolu daal am na solo lool Sénégal yëpp nag loolu la ñu war a jàng ba mokkal ko xam kan la ñu war a mën a fal ak ki ñuy fal kan la war a doon jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf alors Bamba beneen aspect bi mooy mu jëm ci coronavirus bi gis nga coronavirus bi xam nga da ngeen toogoon te da leen doon seetlu ñu nekk si mbedd mi di yarwaan ak yooyu alors toog bi ñoom lu ñu doon dundalee seen bopp métit ak lan métit ak coono ak lijjanti kese ak lijjanti voilà lijjanti si ban fànn maanaam tey boo xëyee daw dem xool benn boulangerie xam nga boulangerie day am mburu yu ñuy indi waaw mooy mburu yi des ci kii bi yooyu day wow souvent ñiy jënd ay xar ñoom ñoo koy jënd ñoom fa la ñuy toog bu ñu gisee ku yàlla may loxoom jot ci digg na mu ñëw jënd mu ñu laaj ko mu jëndal leen benn saaku mburu Touba gi muy wax nii barki démb bus lañ fa am bu fa jógee ñëw Thiès ci suñu journée bi mais man bi ma fa jógee sama xol dafa tooy parce que nit dina jàpp sa loxo nga ñëw mu ne la saaku ceeb bii nga ma jox tey moom laa fas yéenee defar lu ma reeree semaine yàllaa ngi nii ceeb duggul sama gémmiñ bu samay dëkkandoo toggul yónnee ma bool du ma lekk donc niveau de pauvreté bi nekk ci puune yi doy na waar boo xam ne askan wi yëpp ci war a dugal seen loxo surtout nag waa Touba ak autorité Touba ak le xalif même général war na nemmeeku ñi nga xam ne dañu nekk allié nekk ay néew doole wala ñi ko jege ñi waxtaan ceeg moom ñi di leen utal ay ndimbal yu ñu leen jàpp surtout le communauté rurale de Touba. waaw ndax dafa bari am na ku nekk si ligne bi allo. waaw. jërëjëf allo. waaw maa lay siyaar de. alhamdulilah delloo ziar fa nga ñu woowee kilifa gi. ñàgg laa lay woowee. bismillah. waaw maanaam kii bi laay laajte thème bi. allo. thème bi lan la. thème bi tey lu ñuy waxtaanee mooy puune yi seen nekkin si jamono ju nga xamante ni jamono coronavirus la. waaw jeex na mi ngi noonu xam nga puune yi. ñoom seen problème dafa yàgg. même avant coronavirus. xam nga ñoom dañoo amoon ay problème naaj bi baaxul ci ñoom affaire yooyu noonu. voilà kon donc état bi dafa war a xool xam nga nan la leen jëndalee ay crème xam nga ay crème solaire voilà comme ça ñoom aussi am nañ droit daal di dund daal xam nga parce que ci Sénégal dañ bokk coronavirus bi aussi dafa ñëw rek xam nga voilà pour feeñal daal yeneen tawat yoo xamante ni mu ngi fi woon quoi mais daal ñoom daal ci lañ bokk daal voilà daal nañ leen bàyyi xel daal ñu naan baam gàtt na waaye ci jur gi la bokk voilà ñu ngi lay gërëm di la sant jërëjëf alors Bamba léegi jigéen ñi nag jigéen ñi nga xamante ni puune nañu am ñoom lan la ñuy dund El Hadj Malick laal nga point bu am solo boo xam ne sénégalais ñu ngi dund te bàyyiwuñ ci xel mais gis nga communauté boobu jigéen ñi nga xam ne dañu am laago bi ñuy wax puune ñu ngi dund métit boo xam ne beddi boo xam ne kenn du leen takk kenn du leen takk balaa ñuy am jëkkër dañu sonn tey boo doon bëggante nit ba mu bëgg laa takk sax waajuram da koy wax ne ko na takk keneen ba pare yow soog laa def deuxième femme waaw mais du ñàkk ngeen takkante seen biir bon bariwul fii may wax ak yow nii ñi ma ci xam ñu takkante seen biir parce que xam nga li tax wala moo tax bariwul non parce que boo dundee albinisme waaw mu leer ne yow sa dund rek mi ngi ci xottu leget nga yor soxna muy dund métit boobu noonu te yow leer na ne bu ngeen takkantee à 100% doom yi ngeen di am dañuy nekk ay puune day nekk jafe-jafe man mi si yor ñetti doom nga xam ne j'ai 3 albinos te yàlla dafa dogal ne sama soxna du albinos mais ñetti ñi ma si yor sama soxna du albinos man yor naa ñaar soxna mais kenn du si albinos mais yàlla dogal na ne am naa ñetti doomu albinos mais donc man tey li may dund ak ñoom di leen xeexal moo tax ma jël combat bi def ko man jihaad fii sabilillah parce que dama ñaan yàlla li may xeex nii fii ak ay at balaa yàlla di jël sama bakkan au moins situation bi mën a changer ba samay doom duñ dund man li ma dund. am na ku nekk si ligne bi allo allo
allo ñu xaar benn téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi maa ngi ziar. alhamdulilah delloo ziar kilifa gi. non dama toog di seetaan émission bi. baal ñu nga wàññi télé bi waaw léegi ma gis Bamba quoi sama ñoo bokkoon classe quoi. Mamadou Bamba Diop. waaw dama bokkoon ak moom classe. waaw léegi bon man damay rafetlu initiative bi rek ak maanaam ni mu taxawoo albinos yi quoi. ak lutte bi mu mënee contre les gens qui s'attaquent aux albinos. donc loolu woon c'était juste pour l'encourager. merci beaucoup wax ko ni mi ngi ciy lancé bu baax quoi mu gën a góorgóorlu. moo xam na la wala tur bi est-ce que mën nga ko wax tur bi. Ousmane Wade laa tudd. Wade waaw. xam naa nag dina ko xam naa lu yàgg na quoi parce que def yàgg na naa mais je me rappelle. bokkoon quatrième je crois quatrième ou cinquième je crois. c'est vrai. nee na mu ngi koy fàttaliku. ak Thiès. à Thiès oui. c'est vrai. yàgg na trop quoi donc léegi laa ko gis nii rek dama toog nii seetaan télé bi ma ne bon ma jaar nii par kii pour encourager ko si quoi. merci. jërëjëf rafetlu waale émission bi en même temps vraiment c'est une bonne chose. merci beaucoup. allez merci. merci beaucoup alors Bamba ñu woon si jigéen ñi soxna yi kon daal jafe-jafe yu tar ay métit yu tar la ñuy dund. gën a métti mooy da ngay gis jigéen bu rayante jàng ba am bac def formation fu mu dem di def pour demander stage ñu refuser ko ba ci yenn banques yi dañ koy bañ. te fekk moom jàng na. fekk jàng na xeex na ba am ay lijaasam mënta am liggéey. nga gis jigéen boo xam ne tey day dundaale ak albinisme am na ci ñoo xam ne fi mu nii dem nañu ba amatuñ solution dañuy jaay seen bopp. mënatuñu dem amuñu ku leen dimbale gisuñu seeni waajur am na ci ñoo xam ne violé nañ leen ba seen mentalité day dem ba maanaam day doy waar. donc benn source de vie la ñuy am muy prostitution tey boo leen doon jege sax di leen wax dañ lay daw. xam nga parce que booleetuñ seen bopp ci askan wi léegi nu ñuy def ñoom ba mën a maintenir seen bopp dans la vie moom la ñuy def. donc dama ne la li nekk ci autour de ça bu ñu ko doon débat fii du jeex. du jeex ku nekk ci ligne bi allo. waaw. allo. waaw kilifa bi. bismillah kilifa gi. baal ñu nga wàññi télé bi waaw wàññi naa ko. ñu lay déglu. waaw maa ngi rafetlu seen waxtaan bi. jërëjëf. lii waa ji wax nii. lu am solo la. waaye gis nga état Sénégal dañuy jàppalewul maanaam néewti doole yi. jàppale ñu néewti doole yi ci wàllum ñi nga xam ne mënal ay kuuni lañ ñoom mënalu problème bu ñu jànkoonte tey ci dëkk bi bari na ak ñeneen surtout ñu ne coronavirus bi mu am nii gis nga maa ngi lay woowee Wokam gis nga problème bi ñu am fale noonu la ñu def fekk ñu suñu palaas yi yàqati bagage yëpp toog ci télé yi nag mais jox lañ leen sommation lu yàgg 48 heures la ñuy jox sommation ngay jóge leen foofu. jërëjëf. waaw. ñëw yàq suñu bagage soo kenn waxul. kii gis. alors Bamba. benn aspect bi mooy sànq yaa doon wax naan am na ay jigéen ñi nga xamante ni dañuy jàng am seen lijaasa déposé kenn du leen jël te aussi si jamono si gannaaw bokk na aussi yéen li leen soxal seen préoccupation muy recrutement jëm si fonction publique boobu ba tey yéen jéegul si état wu Sénégal def. waaw boobu ba léegi ñun dañu gis ne depuis presque booy xoolaan des années affaire bi dafa dellu ginnaaw. waaw avancé wul te loolu li ko waral lépp mooy li ñu jëlul la loi d'orientation sociale def ko une application générale mu effective bu ko defee li nga xam ne mooy les 50 articles yi mu ëmb nga xam ne dafa ëmb emploi ëmb santé ëmb insertion socio-professionnelle ëmb formation bi lépp éducation bi lépp dafa nekk ci biir et loolu boo gisee aussi la nga xam ne moo ko war a saytu muy haute autorité bi
donc tey foog mu am. il faut mu am parce que gis nga bu amul gis nga loolu je sais que ne xam naa ne ay conseil président moom xam naa ne sawaruñ ci. waaw dañ koy parce que duñ ko ci jox waaw. allo am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo. bismillah. allo. allo. kilifa gi ñun lay déglu. salaamaaleykum. waaleykum salaam fa nga ñuy woowee. maa ngi woo baal ñu nga wàññi télé bi Malika. wàññi télé bi. Malika. wàññil télé bi kilifa gi. seen waxtaan bi neex na trop. allo. allo ça va. ma ne baal ñu nga wàññi télé bi. wàññi naa ko. bismillah ñun lay déglu. dama ne. seen waxtaan bi neex na trop. waa ji lu mu wax ni. baraay ñoom lañu war a dimbala ci handicapé yi. parce que ñoom dañu néew doole. ñoom lañu war a dimbali. borom alal bu nekk. ak ci état bi ñoom yëpp war nañ dimbali fu ne ak ci handicapé yi. mooy yoon. balaa ñu jël xaalis ñu dugal ko feneen ñoom lañu war a dimbali. wasalaam. jërëjëf alors ñuy woon tamit ci wàllum haute autorité nga ni ñi nga xamante ni ñoo jege njiitu réew mi président Macky Sall sawaruñ si. lan moo tax nga jàpp ni ñoom sawaruñ si ba mënuñ fexe ba jamono ji haute autorité mënu fi am. xam nga bu ñuy gëmloo président ne fii dafa bari ay kuréel bi Sénégal cosaanoo ba léegi gisagoo fii lu ñuy wax ministère boo xam ne c'est dédié aux personnes handicapées lan la ñuy wax ministère de la santé et de l'action sociale. action sociale dafa vaste dafa jël petite enfance jël personnes âgées yi jël retraités yi jël malades yi jël lépp donc tey boo bëggee wutal sàkku yéen comme mënoo leen am ministère. ñu am haute autorité parce que loolu dafa nekk loo xam ne c'est un droit parce que boo xoolee au niveau international il y a la convention internationale des droits des personnes handicapées bi nga xam ne Nations Unies moo ko promulgué état du Sénégal signé na ko ratifié léegi état bi dafa jël convention boobu tëgg ci li ñuy wax loi d'orientation sociale mais dama la jox exemple Kenya dans le budget de l'état chaque année l'état octroie 150 millions de dollars à la communauté albinos pour seen crème solaire pour seen appui au niveau de l'éducation prise en charge pour malades yi am cancer ak suivi bi ak dépistage bi sur le cancer mais ñun ay 200 flacons crème solaire lañ ñuy jox de temps en temps 200 flacons mënoo ko sax séddale Dakar léegi y a une population de presque 5000 et quelques personnes vivant ak l'albinisme nekk fii dans les régions. te sànq sax am nga wax nga ni. am na ñu ko estimé jàpp 10 000. voilà donc tey te loolu li ko waral lépp mooy manque de prise en charge ñu dugg ci cadre de considération bi donc gis nga suñu globaliser l'aide de l'État mais def ko dans le volet spécifique tëgg benn programme boo xam ne dañ koy def programme national dédié aux personnes vivant avec la mais bi ñu bëggee xeex diabète bi dañ ko def bi ñu commencé di xeex sida bi dañ ko def ak leneen mais albinos yi c'est des citoyens ay sénégalais lañu donc di dund ci Sénégal dañ leen war a considérer jox leen seen ak seen yelleef. allo am na ku nekk si ligne bi. allo allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi baal ñu nga yëkkati kàddu. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. kooku dem na ñuy xaaraat tamit beneen téléspectateur si 33 824 88 06 ñuy dalal Mouhamadou Bamba Diallo moo jiite association bi nga xamante ni moo ëmb ñi amee puune. am na keneen ku nekk si ligne bi allo. El Hadj Malick. bismillah kilifa gi. ñu ngi leen di nuyu. delloo ziar. di nuyu Moussa Diop bu baax. mu lay dégg. Dame Malika. Dame waaw. waa El Hadj Malick tey moom siiwaruma waxtaan bu baax a baax. waaw. waaye dama amoon rek lu mu si bëggoon wax lu ndaw. bismillah waaw ñu lay déglu. waaw El Hadj Malick dëkk bu sol ni Sénégal ñu ni produit bi nga xam ne moom mooy protéger waylaago yi nga xam ne moom mooy albinos yi. dañ koy importer. pendant ce temps Sénégal amuy entreprise yoo xam ne ay tonnes d'entreprise yi dafa ay xeesal. waaw El Hadj Malick loolu du si wax ngir yàlla.
mais albinos yi si population bi lañ bokk. gouvernement bi dafa war a bàyyi xel handicapé yi surtout ces albinos là. produit boo xam ne moom moo leen di protéger contre le soleil fi mu toll nii tubaab yi leen ko doon indil ñëwatuñu fan lañ koy jëlee. doy na waar trop ñu ngi interpellé état bi vraiment si loolu. jërëjëf. waaw ñu leen di gërëm di leen sant di rafetlu émission bu baax a baax. jërëjëf maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant. xam nga mooy li ma lay wax rek. ça veut dire que boo bëggee nekk sa bureau. yor sa big ak sa feuille di bind say programme chaque jour day nekk ci ay problème crème solaire boobu noonu njëkk naa fi indi ay partenaires ñoo xam ne dañ ko doon defar dugal ci seen xaalis à hauteur de 90%. amuñu répondant ñu ñibbi. ma jëkkati ko dem defi formation ñëw ne leen crème bi c'est tellement simple li nekk Sénégal ci beurre de karité ak vaseline suñ ñu accompagner dinañ defar crème solaire bi créer ay emploi puune yi nekk ci mbedd mi yëpp di yalwaan dañ leen di jël indi leen ñuy defar crème bi état bi di ko subventionné ñi di ci am dara ñu ne dañuy jël xaalis jox ko pharmacie nationale d'approvisionnement mu jox ko benn société de la place ñooñu defar seeni crème solaire la ca nekk ak la ca fa mu mujjee lépp kenn mënu ko nettali mais damay wax ne buñ ñu bëggee jàppale nan ñuy associer ak du ñu intégré. kon projet boobu noonu doxul demul mënta dem parce que crème solaire laajul chimique. ñun on n'a pas besoin de chimique ñun chimique baaxul ci ñun. li ñu soxla am na fi muy beurre de karité c'est à gogo li ñuy soxla beneen substance bi UVA la c'est disponible en Allemagne et en Afrique du Sud. Nous avons le projet nous avons la manière de le faire il suffit que ñu accompagner ñu jàppale ñu financièrement jarul ay milliards li ma lay wax nii tuuti xaalis lay laaj ñuy defar production locale tey mën nañu def visite privée dem ba Mali yóbbu leen fa nga xam ne maliens yi ñu ngi fay defar seeni crème solaire nga xam ne benn fondation bi ñu waroon jàppale ñëw amul ay répondant Sénégal moo dem samp ko Mali waa Mali di ko bénéficier wu. donc tey loolu buñ ñu ci jàppale ci au niveau de notre centre dinañ fa mën a def implanter benn fabrique de crème solaire locale boo xam ne dinañ fa mën a defar ay crème solaire pour les albinos à Thiès au niveau du centre des albinos. Mamadou Bamba Diop maa lay gërëm bu baax di la sant. maa lay fay. simili jeex na. jërëjëf sa kàddu bu mujj. waaw nga yokk tamit di sensibiliser sa mbokk yi si jamono ji nekk nii. jërëjëf donc vraiment El Hadj Malick maa ngi kontaan ci invitation bi et li may tëjee rek di lancer un appel di ko lancer suñuy autorité di leen wax ne nañuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy handicapés yi surtout ñi nga xam ne dañu am des besoins spécifiques comme les albinos parce que ñooñu ci population bi lañ bokk dañ leen war a jàppale dañ leen war a intégrer di leen aussi ñoom di leen ñaax di leen wax ne nañu àndandoo ñun ñëpp ñaan parce que mbas mi metti na mi ngi rey bien vrai que liy dee ci albinos yi moo ëppagul li dee ci mbas mi mais nañu ñaan yàlla jëlee ko fi. yàlla mais amagul tamit seen benn membre bu am corona. bon wala loolu ba léegi daal loolu tamit moom laa lay wax nii parce que xam nga tey comme mën naa ne li nekk ci Sénégal ci population muy 14 millions d'habitants ngay jël ay 1500 di ko def ay tests donc ñëpp xam na ne jàngoro bi mu ngi fi nit mën na ko yor ba mu wér te du xam ne yor na ko. moo tax bëgguma aventurer aussi ay chiffres. mais maa ngi ñaan daal li nga xam ne mooy mesure barrières yi nañ ko respecter. di sol masque yi di respecter distanciation yi di wut alcool gel. wala ngay raxasoo ak saabu te éviter di jox albinos yi eau de javel ñu di ko raxasoo parce que baaxul ci seen yaram. am na solo Mamadou Bamba Diop maa lay gërëm bu baax di la sant mu fàttali yow yaay président de l'association des albinos du Sénégal mbokk te spectateurs yi yéen tamit di leen gërëm bu baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.